se rappeler de l'important et l'important c'est ce qui s'est passé ci bés bi tey jii ci at yi weesu ci ginnaaw baax na nit dafay tax nga xam sa bopp bu ko defee kenn du la mën 11 septembre 1957 record de pluie à Gorée et Dakar 104 millimètres en un seul jour ce qui s'était pas produit depuis 50 ans aujourd'hui on parle de 1957 aujourd'hui la météo annonce benn week-end très plus bu bëri taw on va dire pluvial coach Moussa mu mel ni 1957 tey ci bés bi dafa dikkaat ci méngolé mais ce qui n'a pas été évité en 1957 n'a pas été évité aujourd'hui en 2021 en quelque sorte. Non mais en quelque sorte mënul nekk parce que boobu waajtaay bi ak na mu meloon du ñu ne ñi fi nekkoon ñoo gën ñi fi ne mais boobu ni ñu doon organiser woo ak ni ñu doon taxawoo di waajal nawet melul ni léegi bu njëkk mag ñi dañ doon waajal nawet da nga daan xam nooy préparer nawet sentir ko par rapport ak léegi te ni mu mel actuellement dañu gis dégâts yi ni muy gën a bare et aussi toujours état war na am continuité boo xam ne war na ko si gën a def parce que bu ñu la annoncé les couleurs nga xam ni te ñëpp xam nañ ne fi mu toll nii avec la nouvelle technologie ay xale ndaw laa romb de mu ñuy werante kii naan ko météo nee na day taw ba dimanche kii naan ko dëgg la du dëgg donc pour wal na nañ ñu ngi am sens boobu am écoute di déglu di xam donc nit ñi ñoo war a gën a jël seen waajtaay seen bopp et état bi aussi gën a fagaru gën a mën a dimbali population bi ci ndox yu bari yi nga xam ne mi ngi am ñu xool fan lañ koy caser ñu bañ ko bàyyi parce que ndoxum taw bi mën nañ ko utiliser liggéey ci mën nañ ko utiliser mu amoon ñu beneen njariñ loolu moo ëpp njariñ quoi utiliser maa ngi romb keroog ñuy laaj ba xam bu tawee mu taani ci région yi nga xamante ni c'est favorable à l'agriculture ñu ne mënoo leen bay dara fii de ñu ne déedéet kay ceeb bu leen fàtte ni ndox mu bëri ak suuf moom lañ koy bayee kon ñoom ils sont très ingénieux et très réactifs dañuy anticiper bu fekkee dara dal na nguur nag dafay prévoir un état est censé prévoir parce que si on fait un rappel de 1957 à maintenant man mi sax juddoogu moon je pense que tout le plateau n'était pas encore né et si le problème n'a pas été résolu depuis ce temps c'est quand même aberrant. waaw mais Asma man fi may ñëwee mooy lan suñu mënee xool en 1957 xam nga ni Dakar mel woon nii côté yu bëri ci banlieue Kër Massar yooyu yëpp amul woon kon donc ndox bi sax mën nañ ko nangu ni que 1957 foofu la ndox bi di gën a amee yoon bu mu demee sans inondation bu demee parce que boobu Dakar ak li ko wër yëpp yaatu woon na mais léegi ñi ngi ne nit ñi ci fi ndox yi doom jaar ak fi ndox yi doom taxaw fa lañ dëkk kon nag bu amee tey buñ ko teelu prévoir dina gën a métti kon yow sa météo bi ngay def sa en retour ban sens lay am justement tout le temps yaa ngi wax di prévoir autorité yi tamit war nañoo gaaw di gàttandu li nga xam ne moom mooy ñëw je pense que loolu leen fi tegee avoir des systèmes d'assainissement yu extraordinaire yoo xamante ne dina permettre ndox yi bu ñëwee mu mën a dem ba nit ñi duñu am jafe-jafe parce que on a vu le 5 septembre bële passé gisoon nañ li xewoon fii ci Sénégal si lañ dekkaloon li leen di plan Orsec bi mais jusqu'à présent ren yi ñu ñëwaat di waxaat la même chose donc je pense que comme ni nga ko waxee gouverner c'est prévoir et il faut que les autorités aussi ñu teg ay matuwaay yoo xamante ne dina permettre nit ñi jafe-jafe yooyu ñu am naam comme ni mu ko waxee am na ci zone yoo xamante ne peut-être yoonu ndox la mais ñu fexe ba évacuer ko bu ko defee askan wi nga xamante ne ñoom ñoo dëkkee ci zone boobu du ñu am ay jafe-jafe ndax mi du nangu seeni ay cas. C'est très important de prévoir et de savoir comment prévoir te nit ci humilité ak grandeur bokk na ci grandeur plutôt bokk na ci nga am humilité wu ñàkk a xam dara jël ñi kaw ñi war nga teg leen ci place bi wax nga ko tantôt aujourd'hui on arrive et Sen TV liggéey na ci liggéey bu am solo muy mën a jottali météo askan wi ci kàllaama bi askan gi mën a déggee ba xale yi di ko foowee et ça on n'avait pas cette culture nit bu yeewu dafa war a xool météo xool heure xool ni muy xoolee boppam war a sangu war a lekk war a naan ça doit faire partie justement des yi muy def tous les matins dafay tax moom mu xam boppam xam li ko war xam ni mu koy doxalee mais bu fekkee ni on a une société qui s'en fiche pas mal quelque part de ce qui est une prévision météo parce que tout simplement dañuy nekk gréew boo xamante dafa xaw a jege désert donc naaj bi mu sonn na fee bëri ba duñu sóoraale taw bi nii rek la ñu taw bi di def et là moi je parle à nos gouvernants donc à un moment donné la politique c'est l'art de savoir gérer la cité apprenez bien votre politique alors ayca ñu àddu ci 2013 tout simplement pour parler du parti Rewmi Mourak Sow qui en veut
parti réew mi mu ngi noonu gis nañ nag parti la boo xamante ne ñëpp dañ ko doon di xaar lu bëree bëri ci ay at yu bëri gis nañ ci élection présidentielle bi avec la grande coalition et autres donc mooy loolu daal. mi ngi noonu réew mi pour parler d'Idrissa Seck qui quitte la majorité présidentielle regroupée dans la coalition Benno Siggil Sénégal et se retrouve dans l'opposition. Cependant, les ministres du parti Pape Diouf et Oumar Gueye choisissent de continuer leur compagnonnage avec le président Macky Sall et qui lui, finalement, Idrissa Seck, revient au Mburok Sow pour le puncher, pour rappeler que tout être humain passe par l'étape de bébé. Quand tu quittes l'étape de bébé bi nga jógee ci raam ak daanu dox ba commencé taxaw Dieu il est juste et vrai am na yoo xam ne hasard amul. xoolal bi mu bokkee dafa génn ñamu àndaloon des toog fa ñooñu xaar ko fa mu dellusiwaat àndaat ak ñoom est-ce que tu as vu aller retour ping pong boobu yàlla nañu yàlla indil ay njiit yu gëm yàlla ay njiit yu dëggu ay njiit yu jub yoo xam ne lépp lu ñu mënti wax rek dinañ ko def lépp lu ñu mës a digge rek dinañ ko def seeni wax di dëppoo ak seen i jëf di méngoo ak seen i wax pour que ñu mën a yore sunu réew. En tout cas mi ngi noonu réew mi doy na waar jamono ji te liñ ci war a càmbar dafa daal di bëri bàyyi leen ci xel bu baax a baax un choix politique nit ku nekk war na am choix wu boppam bu fekkee ni loolu ko doy te bu fekkee ni dimbali askanum Sénégal rek ko ci dugal moi je pense que reculer pour mieux sauter ou revenir à la raison je crois que il n'y a rien de mal mais non nag bu fekkee revenir na à la raison ànd ak président Macky Sall comme ni que nattangooyo mi wala xaritami defoon ñoom ñu wëyal ngir wax président dëgg ngir teg ko ci yoonu dëgg ngir mu gën a yokk askan wi gën a dooleel askan bi je ne vois aucun inconvénient parce que ponché mburoog soow dafa neex ci kaw nag mu bañ a lor nit ki ci kaw soow bi bañ a far torop ndax day daw biir. bu amee gloria nag mu dàqati. Aïcha mi ngi noonu merci beaucoup en tout cas on rend hommage à l'homme politique Mbaye Jacques Diop ancien maire de Rufisque et fondateur du parti pour le progrès de la citoyenneté il avait été inhumé le lendemain jour de la Tabaski au cimetière de Thiawlène à Rufisque ci la wàccoon liggéey à l'âge de 82 ans le 11 septembre 2016 di ko ñaanal yàlla na suuf oyof ci kawam bu ko defee rek coach Moussa yàlla gën ñoo may kattan dama am message mooy lire excusez-moi je suis déconcentrée je ne suis pas tout à fait concentrée tout comme toi ce matin. Moi, je suis bien concentré. Ah non, tu ne l'étais pas tout à l'heure. Tu as appelé pour dédicacer. Je suis bien concentré. Tu as dit que tu as dédicacé le son de Canabasse. Je suis bien concentré, c'est normal, je suis bien concentré. Juste pour rappeler ne sunu papa Mbaye Jacques Diop lu sunu xel di njëkk dem ci moom rek mooy porteur de pancarte yi ci am sunu indépendance moom lañ gën a ràññee ci moom ak bi mu nekkee Tëngéej ñu fa nekkee woon loolu moo tax quoi. 11 septembre waa États-Unis ci éphéméride peut-être internationale merci pour le feedback Ndeye Fatou mu nekkoon nakaraktis bu daloon américain yi loolu ba tey mooy wëyal ba ñoom ku ñu gis mu nekk jullit rek ñu foog la djihadiste waaye diine l'islam nañoo fàttaliku ni diine jàmm la ak salaam te nag ku ñu yeb rek la ñuy bañ te nag àdduna moo demee nii ku fayu li ñu xamuñu ko dóor waaw mais loolu am na mais tamit des fois yàlla mooy wane boppam ne man kenn duy kenn man la dëgg la donc dama toll na foo xam ne ñoom dañoo nekkoon am titre mu nekk li nga xam ne mooy tour yi nga xam ne moo nekkoon jumelle yi xam nga jumeau je ne sais pas waaw mu nekk World Trade Center mu nekk centre de commerce mondial donc mooy li nga xam ne américain dañ ko defoon titre jàpp ni loolu rek mooy xam ne moom moo am dans le monde xam naa ne peut-être yàlla ñëw wan leen ni doo leen tous man su ma taxawee man maay chef donc xam naa loolu la mais bon ça reste dans l'histoire en fait. Aïcha mi ngi noonu monsieur Thiam dañu koy ziar nuyu ko bu baax a baax anniversaire yi dorénavant ci fin bi lañ koy def incha allah danañ ci jaar yónni na ma ko gis naa ko Aïcha mi ngi noonu ñu dugg nag ci suñu ay rubrique bu ko defee rek ñu daal di dalal coach Moussa dans fitness. Ah la régie vous êtes speed là doucement c'est quoi Aïcha mi ngi noonu dañoo speed tey ñoo di dugal élément te ñëw ko bàyyi la ak sa élément. non first track la wax nañ dëgg nag first track it's a hard to time waaw it's a hard to time. Aïcha mi ngi noonu look to back rek look to back. Alors, on parlera de comment se porte le fitness à Taïba avec coach Cheikh.
voilà coach Cheikh lañ am tey comme invité mu jógee depuis Taïba et alentour foofu ca Mboro mu nekk koo xamante ne mi ngi dundal fitness bi di ko doxal saa su ne donc mu yor lengay foofu mais encore une fois di ko féliciter ci journée bu mag boo mu jógee muy fitness show bi amoon foofu ca Taïba donc sur ce ñu ànd ak waa régie dem xool élément bi dellu soit sur le plateau après ñu wéyal waxtaan bi. facteur de développement la mais dafa am jeexital bu muy def ci sa yaram boo xam ni ñaara dañuy wax bala nga koy xam nga nekk mag. redonne-moi le tempo. En tout cas, nous, on sait comment en tout cas, on sait comment se porte le fitness à Taïba. Oui. Ça se porte super bien et super en forme. Oui, alhamdulillah. Machallah. Ma première question bi moo koy wax mooy li Asma wax nu fu fitness bi toll foofu ci Taïba avant ñuy ñëw ci fitness show bi. waaw d'accord parce que loolu moom Moussa ba ma si laajee dama siy kontaan bu baax a baax. parce que Taïba mën nañ ni bokk nañ ci ñi nga xamante ni ñoo ko fa dugal quoi. li may wax fitness dafa nekk loo xamante ni pour l'instant nii ñëpp dañ si war a jóg jëm ci. parce que moo lay may wér gi yaram en même temps nit ki mënul wér te nekkoo te nekkul da ngay sport mu nekk loo xamante ni pour l'instant nii sport fitness moom Taïba ñu ngi ko fay doxal bu baax a baax a baax te incha allah ci kanam lépp dina leer quoi. macha allah ñu ngi ciy dox bu baax a baax lépp loo xamante ni laaj na ko rek pour mu dox ñu ngi koy def. kon loolu moom yow dañ la ciy sant bu baax a baax aussi di la si gërëm parce que lépp loo xamante ni mën nga ko yaa ngi koy si jàpp quoi. parce que am na foo xamante ni mën na ni suñu loxo joti fa woon mais tey boo nu invité fii loolu kon yaa ngi yokku ni lii war naa jëm sa kanam. parce que kii foog naa képp koo xamante ni fépp waaye nekk ci réew mi ak bitim réew foog naa di nga gis li nga xamante ni loolu la ñuy doxal. kon loolu moom dañ ciy kontaan bu baax a baax. aussi di gërëm di nuyu tamit sama waa Saal di leen sant di leen gërëm xam nga parce que vraiment ñëpp jàpp nañ ci affaire bi
muy waa Mboro waa Tivaouane waa Thiès macha allah yi ñëpp quoi ñëpp jàpp nañ ci affaire bi gars yi même Dakar am na ko suy jóge woon ba Dakar ñëpp ñëw jàpp si affaire bi mais mu nekk loo xamante ni lu nice la en même temps ñuy seen autorités yi nga xamante ni ñoo fa nekk ñëpp génn na kenn ku ne ñëw nga ci bis ba teew fa mu nekk lu am solo parce que bu fekkee ñun xale yi rek ñoo génn ñëw toog te mag ñi génnuñu kon dañ naan lii nekkul loo xamante ni lu nice la damay dégg mag ñi di wax ni bépp ndaje moo xam ne ay xale rek ñoo ko jiite doyu leen mais mépp ndaje moo xamante ni ay mag rek ñoo ko jiite doyu leen kon ndaje bi nga xamante nii moom la ay mag ak xale bokk mooy bi nga xamante nii moom lañ soxla te foog naa keroog loolu moo fa am parce que autorités yi nga xamante nii ñoo nekk si gox ba yépp kenn ku ne ñëw nga def fa sa teewaay mu nekk loo xamante ni lu nice la parce que loolu tamit mooy li ñuy siggal ñu xam ne aussi ñu ni li ñuy def lu jaar yoon la te ñoom ñëpp ñu ñëw apprécier kenn ku ne ñëw bokk ak ñun bis bi kon ñun ñëpp dañ leen di sant quoi di leen gërëm bu baax ko si Moussa. ok donc bi fitness bi duggee tay ba gis nañu c'était un peu difficile mais nan nga def bu def ko ci biir nit ñi nan nga def ba conquérir nit ñi. pour wan leen ne fitness bi amal na leen njëriñ et nan nga leen attirer noonu ba ñu ñëw bëgg ba mën a taxawal lu toll ni fitness show tout en sachant que ni nekkul lu yomb. waaw Moussa li nga wax lu am la loolu nekkul lu yomb. te aussi ni nga ko waxee lu jafe la woon aussi première bi parce que ñun boo xoolee mën naa ni dem nañ bi ñuy commencé fitness bi man dama daa jël sama oto jël sama baaful teg ci kaw dem ba terrain ba su ma demee terrain ma teg foofu sama ufoor di dóor ay son booy yi ñëw ñuy ànd di def soo mu nekk loo xamante ni lu jafe la ñii ñëw naan da ngay fecc ñii ñëw kenn ku ne ak ni nga ko gisee daal. mais nag bi nga xamante nii tey jii yàlla dugal dem na ba nga xamante nii dugal nañ ñu nekk ci salle bi nekk foofu di dóor ñu commencé tamit di def loolu ci seen bopp gëmloo ni leen sport dafa nekk lu baax en même temps parce que nit ki bu ñëwee xam nga fitness boo ñëwee te comprendre ko da ngay defee nit ñi dañuy fecc mais soo ñëwee nga xool carrément boo defee benn 5 minutes bu ñu la tëyee benn 5 minutes boo fa jógee di nga xam ni carrément lii du fecc lii liggéey la waaw mu nekk loo xamante ni tamit comme ni nga ko waxee nekkul woon lu yomb. parce que lu nit lu mu xamul nga bëgg koo xam la day metti mais nag ngay def pas par pas. très bien di avancer ba nga xamante nii ñoom fi mu ne nii foog naa ñi ngi ñëw bu baax quoi ñi ngi ñëw bu baax ñi xamul woon ñëpp ñi nga xam te incha allah lépp dina ñëw quoi parce que am nañ ci yaakaar bu baax parce que li nga xamante nii lépp mooy tax ñu xam ko ñun ñu ngi koy def quoi. en tout cas merci ci ñëw bi nga ñëw fii et aussi gën ñu leeral. et surtout aussi noowu amical bi ni nga téye fitness yi foofu di ko doxal foofu ci Taïba en tout cas merci beaucoup. oui merci. Aïcha mi ngi noonu di ziar képp ku ñuy teewlu bu baax a baax ndaxte képp ku ñuy seetaan amuñu sa fay te yaay ñuy tax a toog fii yaay suñu patron yaay suñu chef di nuyu suñu maman yi nuyu sa maman Binta Silla mi ngi fële ca Parcelles Assainies daf ñuy teewlu bés bu ne moom Sen TV ci boppam la bëgg ci biir xolam keroog sax bi ñuy def édition spéciale ci Guinée moom jëkkëram bi mu ko woowee mu ne ko noo leen def naka la waa Sen TV def mu ne ko defati nañ seen mënin mooy édition spéciale nga xam ne ni kooku dafa bëgg Sen TV ci biir xolam mat naa nuyu Ousmane Lo waajal li yow du man ci kanam tuuti moom la ñuy découvrir dans Liifantu coach Moussa en attendant merci ñu yeewi gan gi rek. voilà merci cher pour le mot de la fin. waaw di nuyu rek waa Taïba ak waa Mboro waa Thiès waa Tivaouane ñëpp aussi di nuyu tamit soxna yi nga xamante ni ñoom lañ bàyyi kër ga xam naa instant bi moom bàyyi nañ lépp toog dina suivre di nuyu suñu yaay bu aussi wax dëgg yàlla di ko ñaanal mu yàgg fi lool te waaw soxna yi ñaari soxna bokk. yow man góor jigéen ñaari soxna ngay am. waaw man ñaar laa yor. nga ne. Ndeye ak Nogoy ñu ngi sa kër ga quoi. Ligue des champions ngay am. pourquoi coach yëpp di am ñaar. mais parce que seen. xale yi leen topp wala. waaw mais tamit xam nga booy liggéey te teg ko si yoon lépp lu taxaw sa kanam da nga ko war a fiir mu jàll quoi. nga ne. Allahu akbar yéen daal bëgguma seen jukko. En tout cas, coach Moussa, toi tu restes en notre compagnie parce que tout à l'heure on embrassera une thématique de société qui va justement parler de la jante féminine et la jante masculine. Bon, merci kon pour terminer ci ak rubrique bi di remercier bu baax coach Mboro coach Cheikh depuis Mboro moom ak waa Taïba alentour bi yëpp mais aussi monsieur et madame Niakhoso di ñaanal yàlla seen bébé boobu yàlla na barkeel. amiin waay di ñaanal seen wayjuru góor wi leen doddu yàlla na ko yàlla xare aljana firdawsi lépp lu mu namoon ci papaam muy Mouhamed Niakhoso yàlla na ko yàlla def ci ganam bu bees bi. di ko ñaanal bu baax mook madame Niakhoso. amiin amiin yaa rabbi amiin Aïcha mi ngi noonu ñu àddu nag ci ki nga xamante ni moom moo di Fatima Diop bu ko defee waxtaanee Liifantu.
MikeKeys.com. Purchase a list today at www.MikeKeys.com. Aïcha mi ngi noonu Binta Ba qui rejoint la danse. Binta, bonjour. Bonjour, tu loo ne? maa ngi si jàmm, vous êtes vêtue de blanc et vous vous faites face. waaw am na solo de xëy na am na lu ci yàlla na ma. yàlla na ngeen ci topp yàlla na sama ginnaaw tàngawaay. amiin amiin yaa rabbi maa ngi lay nuyu bu baax a baax Ndeye Fatou di nuyu coach di nuyu Fatima naka noonu itam maa ngi nuyu mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan. macha allah ñoo ngi lay fay bu baax a baax Fatima Diop ci yow la ñuy toll ñu fas yéene waxtaane liifantu maanaam littérature pour parler du livre du roman Lii yow du man. Lii yow du man bu Ousmane Lo moom la ñuy waxtaane mais avant tout ñu daal di wax rek li nga xamante ne moom moo jëm ci benn concours boo xamante ne roman sénégalais bii di Mohamed Mbougar Sarr bokk na ci nga xamante ne roman la boo xamante ne ci édition Philippe Rey yi foofu la rek daal di génne mu nekk ci 16 œuvres yi nga xamante ne bokk nañ ci prix Concours bi nga xamante ne moom la ñuy récompenser les meilleurs littéraires yi nga xamante ne nekk na ci àdduna bi yëpp mu sekk ko ak ay doomu yeneen réew moom di Mohamed Mbougar Sarr di jeune sénégalais boo xamante ne gis nañ le plus souvent ay œuvres am dafay bokk ci prix littéraire yi ak yu nu mel ci bu édition 2021 bi nag mu ci bokk ci 16 yi nga xamante ne war nañu participer ci boobu concours ñu koy encouragé et puis di ko wax rek bonne chance ci édition 2021 bi nga xamante ne soobu na ci noonee nag dañuy soobu ci littérature daal di wax nag li jëm ci téere bi nga xamante ne en wolof la ñu ko bindee muy Ousmane Lo daal di koy duppee Lii yow du man Lii yow du man nag mu nekk histoire u ceddo yi parce que nag gis na ne le plus souvent bu ñu waxee ceddo côté négatif bi moom mooy ëpp lu muy génn parce que ceddo ñu ngi xalaat ca naan sàngara ga ñu ngi xalaat ca def lu bon jël jabaru jàmbur et autres mais dañuy fàtte lu bëri ci côté positif bi bokk na ci jom ji ngor gi fulla gi ak sunu jàmbaar yi nañu doon di defee ba tax na moom ci biir téere bi day wax ne ku wàcc sa ànd boo dem da nga fay fekk sa borom lii yow du man maanaam mu jëmale ko ci nasaraan bi parce que copie-collé bi dafa bëri loolu léegi ci Sénégal yi bu fekkee Bakary ak Mame Sidi Diop élément bi yemb na muy extrait bu Ousmane Lo ñu seetaan ko daal di dellu si waat ci plateau bi. ñi nga xam ne ñoonu yàqoon nag ba nga xam ne dañoo yàq ba teg nu foofa ba nun ci sunu bopp sax bëggatuñu sunu bopp ñooña laa wax ne lii yow du man dinaa nettali dinaa lay jaar ci fu nekk xam ne yow li nga fi indi baax na mu di tubaab bi ak arab bi duñu ko ŋaññi waaye nag wax dëgg yàlla nun ñu baax lanu nun ñu am ngor lanu nun aw xeet lanu yàlla gërëm ni yàlla gërëmee xeet yépp ndax ba muy joxe tur daf noo joxe tur ba muy jox ay sant daf noo joxi sant jox nu suuf jox nu gàncax jox nu ay garab yu nu mën a seet fajoo ko jox nu lépp loo xam ne lii jox na ko weneen askan nun sunu bàyyee sunu yos takk ci yosu jàmbur du tax ñu am yos faw ñu delloosiwaat xool la nu amoon loolee laa jàpp ni loolu mooy yokkute ndax bu fekkee ne arab bi la yokkute mooy la fekkoon maamam yor ko moom gàncax googu sànniwu ko ndax boo ko gisee da nga gis ni noonu am nañu pétrole bi nit ñiy xëccoo gànjar gu ci ne am nañ ko am nañu àll am nañu ay cof ko am nañu itam ay rabi àll am nañu ay mala am nañu lépp waaye amul lenn loo xam ne lii da nga xool gis ko boo ñëwee ci suñ dëkk yi sax da nga gis ni garab yi nga xam ne moom la ñu yàlla indaale woon nun dagg nan ko téere bi téere delloo xam sa bopp la ndax ñu ngi waxtaan ci waxtaanu fonk sa bopp waaye kenn mënut a fonk sa bopp boo ko xamul ndax xam sa bopp day tax nga xam li nga ëpp xam li nga cëkk xam li nga ëpp mooy lan lépp loo xam ne lii ëpp nga ko yow loolee say nawle buggunu ko ndax nun amatuñu nawle amatuñu ay nawle nun ay xeet la wuy toppaate xeet wuy toppaate nag amatul nawle te nun waroon nanoo am nawle ba xam nun lan moo lu ëpp lu nu dul dugg bu nu xamee lu nuy cëkk itam loo xam ne lii duñ ca dugg lii kat nun wees nan ko duñ ca dugg boo xam sa bopp moo lay wanal moo lay xamal li nga wees ak li la wees loolu nag fii xamuloo ko doo mën a xam ne ne fonk sa bopp foo gis ni ñanaan fonk sa bopp waaw mënees naa fonk sa bopp pàcc yi téere bi bari na
bari na bari na lu ëpp na fukki pàcc boo xam ne bii bu ci nekk waxtaanee nañ ko nettali bi Aïcha mi ngi noonu kon nag. alors leer na ñu dégg na li nga xamante ne wax na ko par rapport ak li jëm ci livre bi muy téere xam sa bopp noonu la ko duppee parce que day permettre rek ñi nga xamante ne xamuñu woon ñu daal di xam lan mooy dëgg-dëgg ceddo bi ni ñu ko daan di waxee ak ni ñu la naam bu fekkee ne am na loo xamante ne côté négatif la mais am na côté yu baree bari yoo xam ne côté positif la yu ceddo te mu nekk ci biir téere bi mu ne nit balaa ngaa mën a xam vraiment yow yaay kan faw nga balaa ngay xamle faw nga xam yow yaay kan ba pare donc téere la boo xamante ne bu am solo la et je pense que c'est en wolof aussi parce que gis nañ ne ñoom itam ñu ngi yëngu ci wàllu wolof bi parce que jàpp nañ ne sénégalais yu baree bari dégguñu wolof muy ñun ñi toog fii ñëpp ku ci nekk am na loo xamante ne nii sur la toile. voilà c'est ça donc nañu c'est quoi ceddo Asma pour ñoom xamuma luy ceddo ceddo mooy ku gëmul yàlla. animiste yi la ñuy woowee parce que ñoom duñu julli duñu daal nekk ñu parce que bu ñu xoolee suñu maam yu njëkk yi voilà yenn saay dëkk mu ngi koy wax sax naan yenn saay bu nee la diw mooy sa maam boo xoolee ñu ne waaye kooku de ceddo la woon donc du coup mais xamuñu woon ne am na jàmbaarte bu nekkoon ci moom fulla gi newoon ci moom jom ji nekkoon ci moom waaye ñu ci ëpp tamit delluwaat nañ ci seen borom ndax gis nañ ne ñu ci ëpp ku ci mel ni sama maam la Joor Ngoone Latyr Diop borom 33 maamu Dameli voilà moom gis nañ ne aussi waaw ndaxte rapproché na bu baax a baax mu sekk ak loo xamante ne Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul bokk ci famille Gaynde Fatma donc dafa nekk loo xamante ne ñu bëri après ci la ñuy doog parce que dañoo réeroon rek mais après ñu bëri gindiwaat nañ leen donc nekk na téere boo xam ne ku bëgg xam dëgg-dëgg lan mooy ceddo ak lan mooy fulla ju ñu amoon da nga jëw jënd téere bi boo seetee Ousmane Lo di nga am et dina la xamal lu bëree bëri am comme d'habitude nga jàng wolof. Voilà, je vais jàng le wolof et je vais le jàngale à tous mes proches. Tu sais de qui je parle. Aïcha mi ngi noonu Binta Ba nekk na loo xamante ni dafa am solo muy suñu yëfi bopp di suñu culture. C'est important qu'on cultive la culture d'écrire et de lire dafay rappeler kenn ku ci nekk yow yaay kan ak sa bopp. am na ñoo xamante ni dañuy wax ne ceddo boo demoon sax nag ba les îles du Sine Saloum boo jéggee géej gi xaw ma dex bi ba gis ñetti garab yi nga xamante ni dafay symboliser l'islam le christianisme et le ceddoïsme l'animisme nga gis ne ni garabu ceddo bi dafa dee nga xam ne ni am na loo xamante ni ça oui c'est vrai ce que je te dis c'est très vrai ñetti garab la garabu chrétien bi ak garabu musulman bi dañoo lëkkaloo ba bokk racine ba bokk bopp kon nag loolu yëpp ma nee naa culture voilà culture lu ma neex la te boo fa demee buñ la wax naka la ñu toggoon ci ëtt googu ba ñii naan ñun ñooy catholique yi ñun ñooy jullit yi ñii naan ñun ñooy ceddoo yi ba tëkkuwante bi amoon foofu nga xam ne nii ceddoo dafa mës a nekk bañkat waaye bañkat ci dëgg moo tax duñu bett benn yoon ñoom ñëpp bu ñu ñëwee rejoindre la mouvance religieuse xam na ni rek la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yàlla njëkk te moo mujj dara amu fi lu dul yàlla voilà Asma comme ni mu ko waxee tubaab dafa yàq lu bëri parce que laataa ñuy ñëw am na benn organisation xëy na bu fi nekkoon boo xamante ne tey jii comme ni mu koy waxee ceddo yi balaa ñu doon yeew rek il faut ñu rëkkal leen ay junju dañ doon tëdd ba ay 11h doog a yeewu bu ko defee am nu ñu def donc voilà seen histoire tamit baax na ñu koy xam mais islamisation heureusement ba ñëw na mu nekk processus boo xamante ne tey jii suñu maam yu baax yi ñi nekk ci réew bi tëmbal nañ ci ñëpp nandal ci ñëpp ba nga xamante ne daal Asma macha allah. justement kenn du wàcc àndam borom fulla ak fayda dafa war a toog ci àndam nag buufu foofu dëgg te xam na ni ànd bu mu dem fekk fa borom mais Fatima ma laaj la benn laaj bu ndaw rek nga baal ma ci affaire la joor bi tout ça xam naa sa maam la di nga ci mën a wax mais dafa am seen maam moo fait dafa am sama benn xarit dana am ku mu doon xuloo bi Jamo Diop maa ngi lay nuyu depuis Guédiawaye dafa xuloo ba ko ne ko la jox mooy sama maam kooku ne ko yow sa maam balu ginnaaw ko rek ndax dorom daw
loolu nag bëgg naa parce que chaque jour ça me fait rigoler bëgg naa nag loolu nga indi ci leeral. non loolu ay wax la rek ay tooñ la ay tooñ la loolu ay tooñ la ay balu ginnaaw reyu ko ndax jàmbaar lañu woon. et bu ñu gisee bañkat lañu woon ndaxte bu ñu nee ñaani bañ na. ku xam histoire dëgg bu ñu nee ñaani bañ na rek xam na ne bañ tem ndax buggul woon ñu def li nga xamante ne moo di chemin de fer bi waaye xam nga tubaab moom. Maalo gisul raay bi ba tey. maa ngi noonu. ci góor gaa tax Maalo ba léegi tegul bët raay bi. yaa ngi leen di yëngal dañuy daanu rab ay ceddo lañ aw ma fi soow géej gi sori na ma ay ceddo ay maamu ceddo ngeen. waaw mais bu ñu amee maamu ceddo nag xam nga dañu ànd ak ñoo xamante ne dañu. léegi ay lébu ngeen da ngeen di daan non question de lébu wala question de ceddo. l'islam bi am na fi implanté wu na fi am na diine bi lu mu fi teg loo xam ne ñoom bi ñu nekkoon ci ceddo gi sax ñi nga xam ne yàlla may na leen gis ak vision bu sori xam nañ ne lii mooy dëgg te bañ ko bàyyee. dañu ñëw dugg ci moo tax ay kàngam ay xaafis dañ ci am. ay xutbu zaman ay awliya lañ ci am yoo xamante ne. nekkuñu ay jaayil parce que on n'est pas nekkuñu ñoo xam ne ay. ba ci tur yi. exactement tur yëpp la ñuy yeewu nañ nag. non mais c'est vrai jóge nañ ci même ci livre bi mu ngi non pourtant ci livre bi la parce que mu ngi koy wax parce que nee na arabe yi boo demee am nañ seen tur. ay Fatima am nañ yëpp waaye ñun fii xoolal code. ndate boo ko fi tudd mu dem changé. ma xujja mais ñun yooyu yëpp boo ko tuddee sax dañ ne la turu ceddo nga boo ko yow yenn saa yi boo leen ni ñu ne la turu ceddo la yor te pourtant turu ceddo yooyu moo daan identifier peut-être nit yi seen culture seen identité et autres parce que boo demee ci français bi Albert nga fay fekk et autres. et Jean-Pierre voilà ay turu tubaab lañ boo demee ci chinois yi am nañ seen ay tur. nga dem ci arabe yi la même chose. alors nous aussi on a. bi leen juif yi di bëgg rey tubaab boo fi gis mu sant rivière wala fleuve wala pont wala grenier mais c'est vrai jël nañ ay tur yoo xam ne c'était pour changer leur nom il faut que ñu remonter à histoire pour xool bu bari yenn tur yi ñu ngi jël ay marque bi di ko porter sax bugguma def publicité ay yenn tur ay Lacoste ay yu bari yoo xam ne c'est des noms de famille ay tur lañ jël ba imposé dëkk gis nga livre li tax mu am solo lii yow du man lii man du yow buñ ko décortiquer dina tax nit xam fi mu jugee xam mooy kan am ngor am diine am dignité xoolal li ñuy wax ne la doo fi lenn kenn lépp ñëpp nga te lu ne ku ne ngi ci yow gis nga loolu bu ñu ko doon jël di ko étaler day mel ni dissertation wala jàngale boo xamante ne àdduna jëpp dina tax nit liy fondement wu doomu aadama ci ngor gi ci jom gi ci fut gi ci fulla gi ak fayda gi daf koy am ba mën a am dund bu tey Moussa loolu c'est pas grave Mamou Tieddo le grand-père du prophète Habbi Lahab sama cousin la moom kii di Jacques Yacoub Negri moom bokk na ci naar yu ñuul yi nga xamante ni dañoo xaw rax italien yu ñuul un beau métissage d'ailleurs à qui je dis bonjour nee na ma takku dënam parce que il m'avait réservé 5 000 € de dot mais Monsieur Touré est passé par là boo delloo ci saar ba tabat yada abi lahabin yàlla wàccee saar boobu looloo taxoon mu wàcc très bien en tout cas mi ngi noonu surtout Lat Dior Diop yi nee nañu ci histoire dañu ko wor te ki tubaab jëndoon ba mu wor ko moo ko dóor balu ginnaaw bi muy jàmmarloo ak tubaab bi moo tax nag pour que l'histoire justement on arrive à se moquer de lui comme si c'était un peureux alors que ce fut un guerrier de l'histoire du Sénégal voici Lat Dior Diop je connais très bien leur histoire Aïcha mi ngi noonu merci soxna Mbaye Diop nga ne surtout ça xewer soxna Mbaye Diop de la Linguère mi ngi noonu et il faut se cultiver c'est-à-dire Fatima sa teewaay fii il faut à chaque fois laisser benn énigme aux téléspectateurs pour qu'ils se rappellent que aussi bien les lundis et les samedis il faut qu'ils répondent à cela et c'est formellement comme ça qu'on cultivera chez nous-mêmes la culture de s'intéresser à lu ñu moom sant bu ne dañu war a am rubrique bu koy firi ak firi la tax ñu taggee ko noonu pour que nit ñi gën a mën a xam seen bopp ndax géwél ku mu tiim wax la Touré Mande Mori nag nga doon gëree titrage bi rek dafa am lu muy teg lii yow du man lii yow du man voilà joxe woon ko ku nekk joxe ci sa xalaat di nga ci gis lu doy waar macha allah dinañ ci ñëwaat bu baax a baax surtout tam comme Ceddo yaa ngi yëngatu de ci jëm ci wàllub sant yi tur yi ak bu ci nekk am na loo xamante ne loolu lay firndeel am na loo xamante ne ni mu amee benn brassage ci diggante dëkk yi nekk ci Sénégal ak dëkk yi nekkee yu ñu wër sous région bi les régions ba ci Mali parce que on a vu que ñun yenn tur yi yenn sant yi ñoo ko bokk ba Burkina Faso donc dafa nekk loo xamante ne incha allahu rabbi dinañ ci ñëwaat ci ni mu gën a yaatoo ci yenn ak ay professeurs éminents des professeurs yoo xamante ni sont à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar département histoire incha allahu rabbi dinañ ci ñëwaat ni mu gën a yaatoo pour ku ci nekk gis sa bopp ci li nga xamante ne mooy sunu caada ak cosaan
Aïcha mi ngi noonu di la ci jaajëfal bu baax a baax yaa ngi ci def liggéey bu mucc ayib on beaucoup passe à côté de l'essentiel mais avec Fatima on reste proche de l'essentiel et ça se passe sur la chaîne leader mi nga ko ñu àdduna kat ci Ndeye Fatou Dia Dabax moom taalibe Dabax bu baax bi nga xamante ni sëñ Babacar Sy radiyallahu anhu yal na yàlla yokkul leeram te tas ci barkeem yal na ñu tàmbale journée bi ak jàmm te yeggale ko ak jàmm yal na yàlla saxal jàmm fii nee na thème bi mu indi woon keroog te mu indi fi polémique pas Assane mujjee muuma waaye ba faf wax moom lay indiwaat muy góor yi naxaate ak jigéen yi naxaate tout le monde l'a indexé ñëpp ne nañ la da nga war a ñëw wax ci jigéen yi parce que dañu mën a mbaraan et c'est vrai et c'est dommage il faut arrêter le mbaraan il faut être fidèle Aïcha mi ngi noonu oui c'est vrai mais c'est quoi moi j'ai jamais mbaraan moi non, mais j'ai rien dit puis ça sent morveux non mais il m'a regardé il m'a toisé je suis qui ne répond pas on sent. Voilà. Et donc j'étais obligée de répondre et moi je suis une fille du ghetto donc t'as vu ça part vite Aïcha mi ngi noonu day fàttali ja moom la ñuy dalal tout de suite. il avait Khoureychi. nga ne musique. non mais clip boobu moom may ñu ko ma Bakary. clip boobu il faut nga jox ñu ko après. mu may ñu ko laata ñu ñëw ci ah non mais c'est trop nice. ku ban la. non après nga gis ko. original la mi ngi ñëw. après nga seetaan ko. bu ko yàqamti ko mi ngi ñëw. it's very nice. mi ngi ñëw mi ngi ñëw waaw. Aïcha. waaw Asma maa ngi lay jaajëfalaat bu baax a baax keroog dama fi indi sujet boo xam ne daanaka dama génnee ñëpp ma bind TikTok bi ñëpp a ma topp wax ci en retour ñoom dañuy góor ñi ngi fayonte ak jigéen ñi am na ko góor ku ma yónnee ne ma dangaa wax suñuy tactique yu ni ñuy def léegi nag dañ génn yu bees yeneen boo leen génn yu bees rek ma fekk si leen parce que man nag dama leen bàyyi benn yoon mais Asma Sénégal diñ fi remarqué léegi dafa nekk lu xaw a doy waar coach yow mi nekk góor yow xam nga ne sax yow pour nga am confiance ci jigéen dafa xaw a jafe n'est-ce pas nee ma waaw rek ma continuer waaw xaw na jafe tuuti pour nga génn rek te seg jigéen de am ci moom confiance parce que dafa doon li nga xam ne dafa yàqu dafa mel ni valeur yi dafa wàññeeku dafa denc sax wàññeekul waaw bàyyi ma desal ci tuuti rek ndax ñi baax a ngi baax ba tey te bu ñu ñëpp yemoon am ñu gédd seen cër wala muy dëgg waaw léegi nag mu nekk li nga xam ni dañ cee war a ñëw li kiy wax rek war na mën a tax kor suñu góorgóorlu bu baax delluwaat suñuy valeur xam ne jigéen ñëpp a baax te jigéen Asma mooy société parce que lu fi baax lu dem soo xoolee président de la république ku ko jur jigéen aviateur jigéen personnalité boo gis ci dëkk bi jigéen moo la jur kon ñun dañoo war a defaraat li nga xam ne mooy suñuy toogaay ñu moytu dëgg sërëx xaw ma ndëgg sërëx yi nga xam ne góor ñi ñu koy lalal ñu ciy dugg parce que c'est très important man dama gis ni àdduna looy dugg dugg ci te yàlla tax ba pare man loolu man may suma philosophie man te amee jigéen ak ñaari góor yi bokkul wala ñetti góor yi bokkul xoolal ku baax nga vérifier comme la dernière fois yi nga xam ne wax naa ko ci góor ñi nga bàyyi ci xel tu fais un très bon choix li si des nag yàlla suñu borom bu sa yéene rafete yàlla mën na la jàppale ba doo am déception bi nga xam ne dalay daal di gaañ parce que àdduna lan la mbëggee lan la ki nga xam ne yow yaa ko bëgg ak ki la bëgg ak ki la bëggal yaakaar naa ne yow sooy ànd da nga war a ànd ak ki nga xam ne moom moo la bëgg nga mu daal di neex ku nekk tànn ki la bëgg nga daal di nekk ak moom ndax bëgg ki la bëgg yaakaar naa dara fayu ko Asma da ngay xool période tabaski ni góor ñi di def jigéen ñi. oh ak ñoo ñàkk kersa. duñ la jël. wala ñu boleke la fekk lebloo na la cuubu jàmbur woo ñu dig la cuub duñ la ko jox ñu lebloo la xaru jàmbur def loolu loo xam ne boo leen woowu ñu indi la histoire boo xam ne boleke la ba tabaski passé ñëw naan dama feebaroon wala dama la mere woon mu nekk phénomène bi nga xam ne ku ci jógee rek war nga xoolaat sa bopp da ngay gis góor ñoo xam ne dañuy nekk ak jigéen xool ni peut-être instant bi iPhone 12 moo nekk à la mode ñu toog ak yow woo jaay ko téléphone ba alors sama soble bii ma dend dafa bëgg iPhone nga ne waa ok demee indil ma ko à mon bureau yow ndaw si yow nee nga c'est ok su ko waxee ba coupé ne ndaw si acca jege si ma waay bu ko defee foofu. Ana Njaay mi rek. waaw dañ soxloo boobu oto bi moom na jël tali bi rek. il suffit que nga raté foofu rek boobaa loolu lu bëri di nga ko mën a ñàkk. te yaakaar naa ne nit ki booy ànd ak moom ak lu mu la mënti defal il faut que nga dem ci sur des bases. dama ci ay bases yi nga xam ne léegi fi ñu toll nii mbëggeel bu naturel amatul mbëggeel bu sincère amatul mbëggeel bi nga xam ne ci taar ba la wala ci matériel ba la wala ci alal ba la yooyu moo war a xam ne li nga xam ne daf koy war a jóg te nit ki booy ànd ak moom te yàlla taxul mën na sax am xaalis du la defal.
dëgg la nit ki ne da ngay ànd ak moom tey yàlla tax si base yi nga xam ne dafay solide ngeen moytu kuukaandëri bi nga xam ne dafa xew suñu biir naxante bi loolu amul benn sens maam si di indi élément bi ñu xam ne léegi mbëggeel bu naturel pour nga gis ko ci ay jigéen dafa nekk jafe pour nga gis ci góor dafa jafe yaakaar naa ne dañ fay gis li nga xam ne moo gën a nekk li nga xam ne mooy ay naxante te yaakaar naa ne mbëggeel war na nekk li nga xam ne dafa sincère ñu lal ko ci ay base solide base yu nga xam ne mbëggeel la ak base yi nga xam ne loolu mooy ànd bi nga xam ne mooy yàlla tax maam Sir bu vidéo bi disponible ànd li Asma xoola ànd magnifique Ndeye Fatou dafa mel ni mala yi ñoom ils ont plus compris l'importance d'une vie d'une existence que doomu aadama yi naxante ak naxaate dafa bëri ci suñu biir alors qu'on devrait s'aimer on devrait se respecter et se considérer di remercier sama doom Soxna Sarr mi nga xam ne moo leen baaxee vidéo bi sama doom man merci à Soxna Asma loolu dafa nekk bu ñu demee ba xam ne animaux yi ñoo xam valeur u mbëggeel ak valeur u ànd yàlla tax bu yeboo ñu xool ñun nan lañ war a def léegi nag fi mu toll nii góor ñi dañ ma ne tey da ngay wax ñun nan la ñuy tànnee li nga xam ne mooy jigéen bu baax bu jabar bu baax daal nan lañ ko war a tànnee yan comportement la war a am may indi li nga xam ne mooy jabar soo ko bëggee tànn fexeel ki nga xam ne heure boo nekkee ci naqar boo ko woowee wala booy wax ak moom mu mën la jox mu mën la delloo si mën la bégal ak ki nga xam ne tu as envie tout le temps de le fréquenter jigéen bi nga xam ne tout le temps yow bëgg nga compagnie bëgg nga ko seeti boo nekkee moom tu te sens bien da ngay kontaan tout ça sooy wax ak moom téléphone da ngay bég doo bëgg a couper kooku je pense que moom bokk na ci yi nga xam ne si ñi nga xam ne moom mën nga ko takk ak jigéen bi nga xam ne set na yaatu na yaatal na bëgg na say xarit bëgg na say mbokk bëgg na say àndandoo mënoon nit ku yaatu ak nit jigéen bi nga xam ne aussi day mën di mbalak boppam xëy xool sa bopp ma dama pataa dama li reetaan ko sans mu mer jigéen bi nga xam ne loolu xam nga lan moo tax Fatima loolu dafay wane ni jigéen bi dafa oyof ouverture la dafa mën a takkine boppam sans que mu mer Asma yaa ngi may xool de comprendre Asma est-ce que comprendre na maa ngi jëli yaa ngi wax li may wax jigéen bi nga xam ne dafa mën a mbalak boppam mën a tooñ boppam sans mu mer xam nga ku mën a tooñ boppam te doo mer ku la tooñ doo mer est-ce que yaa may comprendre mën a muñ yooyu la ñuy tànnee jigéen ba pare jigéen boo koy tànn xoola ci ay dépenses am ci génn ba boo leen àndee supermarché xoola li muy jënd nan lay jëndee xoola boo ko joxee xaalis nan la koy defee gaa góoñu sax joxetuñu mais xoola li am na ñuy joxe ba tey nag quand même yaa yey di ree yaa yey wax ne góor joxatuñ ba pare di ree jigéen ñi ñoo xëy excusez-moi la gente féminine mais ñoo xëy Bintaba commencé bëri dépense il y a aussi un autre phénomène je sais pas si di nga en venir wala je suis en train de te marcher sur la langue mooy que jigéen ñi dañuy jaawale far ak jëkkër bu fekkee ni góor da lay labat nga bëgg jël sa charge yëpp wékk ko moom tamit day ut en retour benn garantie garantie boobu en général mooy indi foo boobu noonu mooy indi nag léegi nit ki lu mu xamul lay namm waaye lu mu xamate déedéet da ngay xaar te loolu day gën a yàq société te am na ku ko fi wax léegi tantôt sama mag bu góor bu xaar yi doon ko wax mu ne fu góor ak jigéen yi yegg ku jigéen ki la neex fulla ak fayda ak dayoo ci ñun la koy xaar dama ne ñaari loxoy takk tubéy te mooy takk sër mais Asma foofu dama lay xaw a bloqué tout Ndeye Fatou balaa ngay yegg foofu dafa terminé ci ñaari loxoy takk tubéy ñaari loxoy takk sër ñu del si waatoon si sunu way sunu papa Thione Seck ndeem jigéen xam na boppam xam nga luy jigéen ji bi gën la femme c'est le monde ñun góor yàlla wàcce lu ñu surat alxuraan bi mu wàccee góor ak jigéen a ko bokk mais yàlla jigéen rek la jagleel ñaari suraatu alxuraan boo demee ci suratul Mariam da nga ko ciy gis munuñ ko fi jàng ba mu jeex soo demee ci suratul Nisaa yi da nga ko ciy gis yàlla jox na jigéen dayo ba bu jigéen wàccee liggéey faatu même jëkkëram buñ koy jullee doo taxaw ci ndigili ca bopp ba ngay dem bu dee góor la ci ndigili ngay taxaw xoola yàlla dayo bi mu jox jigéen ak cër pour ñu ormal ko sëru malikaan wala rabal